Info TV nañ doxal Diobass. asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu suivre à travers suñu chaîne YouTube Diobass Info TV Facebook Twitter ak ci www.diobasinfotv.com tey ji ñu ngi am ndax kii di Alioune Badara Faye nekk porte-parole maire de la commune de Notto Diobass ci monsieur Alioune Sarr moom la ñu fas yéene waxtaanal tey lépp loo xamante ne dafay jëm ci wàllu commune bi surtout jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jàmbat fan yi xamante ne mooy fii ci commune de Notto Diobass bu ko defee monsieur Faye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Ousmane di nuyu mbokki Diobass yëpp jiital ci nuyoo bi kilifa yi nekk fii ci commune bi ci tund bi njëkkee ko ci sous-préfet de la commune de l'arrondissement autant pour moi nuyu également le maire de la commune nuyu kilifa yi nekk fii yëpp kilifa diine yi nuyu aussi les chefs de village te man cee lim sunu baay Abdoulaye Thiandoum mu yóbbaale ñëpp nuyu également les populations qui nous suivent les internautes à travers Diobass Info TV nuyu lay Ousmane rafetlu bu baax aussi sa liggéey ci commune bi nuyu toute la jeunesse de Diobass aussi. merci beaucoup donc ñu fàttali leen Alioune Badara Faye moom mooy porte-parole nouveau porte-parole maire de la commune de Notto Diobass Alioune Badara ñu fàttali leen amoon nañu ak moom benn émission le grand rendez-vous mais problème mu enregistrement moom moo taxoon émission boobu mujjul te jaar ci diggante bi aussi amuñu woon temps parce que élection yi ak kii moom moo tax mais moom la ñu recevoir woon comme donc benn membre ci coalition Benno Bokk Yaakaar donc Alioune Badara def nañu élection donc yéen ñi nga xamante ni yéen a fi nekkoon waa Benno Bokk Yaakaar gañewaat mairie bi donc ñu war a continuer waat liggéey bi donc ci gañe boobu xawoon naa metti mais finalement mujj ngeen koo jël. waaw Ousmane ñu ngi jaajëfalaat ñëpp di sant yàlla bu baax di sant askanu Diobass ñi nga xamante ne jóge nañ ci élection ñu def ko ci jàmm yàlla dogal aussi waa Diobass aussi dans l'écrasante majorité ne le maire Alioune Sarr la ñu wóolu ngir mu doxal ci juróomi at yu ñu jëm loolu nag mu nekk sas waaye nekk aussi ndam ci coalition Benno Bokk Yaakaar fii mais également ndam ci monsieur le maire Alioune Sarr ndax dafa jóge woon ci mandat ñëw ci mandat kon bu yàlla dogalaatee ñu joxaat ko mel na ni askanu Diobass am nañ satisfaction ci lu mu jot a doxal li ci des nag mooy ginnaaw bu ñu sante askan boobu mooy ñaan yàlla rek mébét yu ñu am ci commune bi ci projet yi ci attente ci population yi yàlla may ñu kattan may maire kattan aussi ak équipe municipale bi parce que bu ñu fàtte ni bu ñu falee maire aussi y a une équipe derrière lui bi nga xamante ne ñoo fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi ngir wuyu ci jàmbat ak soxlay askan bi di wax askan boobu aussi ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax di leen di wax rek bu ñu gënul jege askan bi aussi duñ ko gën a sori mandat bi daal luñ ci fas yéene mooy gën a jege askan bi fexe ba aussi lépp lu fi nekk jafe-jafe te maire mën ci def dara mu def ko lu mu mënul aussi comme ni mu ko daan defee mu uti ko ci état uti ko ci feneen andi ko ci Diobass ndax loolu rek moo fi ne la nga man ak la ngay jéggaani ci ay partenaires wala ci état central donc ñu ngi jaajëfalaat askan boobu di wax rek ñu ngi leen di ñaan aussi ñu jegewaat équipe municipale bi ndax ñooñu ñoom lañ fi nekkal te xam ni lépp lu ñu bëgg wala ñu itewoo ko rek am nañ sañ-sañ wax ko wala dox ko auprès de ses conseillers pour ñu mën a am satisfaction ci seeni doléances. voilà équipe municipale boobu xam naa moom teral nañ ko lu yàggul dara am naa yaakaar ni donc donte ne yow bokkoo si mais nañ ko terale wala ñu ko jiite wala ñu ci nekk am nga ci yaakaar bu baax a baax ci mandat bi donc dinañ gën a liggéey comme ni nga ko waxee donte ni liggéey ngeen ba ñu joxaat leen beneen mandat. waaw damay féliciter tous les conseillers yi jàll muy majorité comme opposition ndax jàpp naa ne bu ñu xasee ba tàbb nit conseiller rek nekkatul conseiller benn parti mais conseiller askan bi la kon ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne taboon nañ leen ci liste muy ci coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekk ci beneen coalition te ñu am chance jàll am chance boobu nag muy ci majorité comme opposition li leen war a itteel mooy jublu ci askan bi xam ni ñoom ay jaam lañ ci askan wi
ndax askan boobu ñoo leen jox baat confiance ak yaakaar am naa ko ci ndax gis nañ ni ren équipe municipale bi ñu am rajeunissement am nañ ay conseils yoo xamante ne ay jeunes lañ waaye xëy na bu ñu dee wax sax duñu ay jeunes soriwuñu lool âge jeunesse ndax mën nañ ci lim ay bon nombre de conseils yoo xamante ne ren mooy seen ndorteel ci nekk ci équipe municipale bi waaye yàgg nañ leen di gis ci terrain bi yàgg nañ leen di gis ci ñu nekk ay acteurs kon ñooñu bu yàlla dogalee ñu nekk tey renforcer l'équipe municipale dañu mën a am rek espoir mais nag duñu mën lu dul di leen di ñaanal mission bi nga xamante ne moom la ñu am ndax mission bu difficile la yàlla kattanal leen aussi Jobaas gunge leen ba ñu mën ci andi en tout cas répondre aux attentes des populations ndax loolu rek ay la yéwén moo am lu am solo. voilà donc loolu moo am solo mais Alioune Sarr mi nga xamante ne moom moo jiite équipe municipale boobu ngeen di ànd ak moom ci ay at ba toll fii ci mandat bi yan changement ou bien yan waxin boo loo xamante ne dégg nga ko ci moom loo xamante ne daawuñu ko wax ou bien daawuñu ko jëf ci loo xamante ne day jëm ci Jobaas. waaw monsieur le maire Alioune Sarr aussi je crois que bu dul baral li mu daan def wala gën cee en tout cas fësal yéeneem dellu ci ginnaaw ndax maa ngi fàttaliku bien avant ñuy installer les commissions ginnaaw bi nga xamante ne yàlla dogal na ñu génn ci élection bi mu gagné li mu wax mooy comité électoraux yi nga xamante ne dañ ko sampoon ci dëkk yi doon dem di sàkku baatu askan bi comité yooyu nañ ko soppi en comité de développement économique mooy ni ngeen doon def bay dem ci nit ñi di wax pour ñu voter leen wax leen ne lan ngeen mooy nekk seen soxla ginnaaw xam ngeen ko sax mais ngeen leen jege ngeen nekk ay comité yoo xamante ne au-delà des aspects politico-politiques ñu nekk ci aspect économico développement maanaam tey jii lépp lu nga xamante ne am na rek ci dëkk yi lu askan bi soxla ko yéen ñi nga xamante ne yéen a fa toog fexe leen jege askan boobu ngeen remonté ko ngeen nekk conseil ngeen bañ a nekk conseil ndax jàpp naa ni acteur politique boo xasee ba sóobu ci langue bi rek waroo ñu lay ràññee ginnaaw bu ñu la nommee wala bu ñu la falee saa su ne rek fexeel doon Baay Faal fexeel doon Baay Faalu askan bi jàpp naa ni loolu moo am solo maire aussi ñëpp gis nañ ni ci ren mu andi benn touche au niveau de la mairie mu nommé un chef de cabinet ndax gis na ni am na xëy na ay rëq-rëq yi daan am te bëgg na loolu aussi dañ bëgg na aussi affaire yi gën a bar mais bëgg na aussi affaire yi di jot ci moom ni mu war a jotee ci moom jaarale ko ci cabinet boobu moo tax ñu ngi koy féliciter ci choix bi non seulement d'avoir un chef de cabinet municipal mais d'avoir porté le choix sur un jeune ndax loolu bu amee ñaare bu ñu xool ku ñu ko def mais nañ xool ñun en tant que jeune mënoon na nekk Ousmane mën na nekk keneen te loolu fierté la et ça a été une recommandation des jeunes parce que jeunes yi aussi baax na ñu leen di responsabilité donte ne xëy na expérience bi ak mën-mën bi du fi mën a nekk coûte que coûte mais jàng ko wala teel cee nekk initier la ci aussi dina tax ëllëg aussi nga mën a occuper d'autres responsabilités kon donc ñu ngi ko ciy remercier ñun aussi ñi nga xamante ne am nañ chance peut-être pas chance mais xëy na parce que on veut le dire avec beaucoup de modestie ñu tabbuñu mu nekk lu diis ñun ndax lu toll ni jaraafu dëkk on maire mu ne la yow laa dénk sama baat loolu diis la moo tax on le prend avec beaucoup de modestie mais avec beaucoup d'humilité et c'est un défi pour nous défi bi nag jëmul ci diggante ñun ak maire dafa nekk suñu diggante ak maire mais diggante ak askan bi ndax yor baatu maire aussi war na mën a tax yow askan bi ngay jottali waaye aussi ngay taataan ci askan bi aussi di jottali ci maire bi loolu lañ ko jàppee di ñaan yàlla aussi avec yéen seen appui ak appui askan bi yàlla dimbali ñu ba ñu réussir mission boobu. voilà donc muy Alioune Badara di porte-parole maire xam naa dinañ ci ñëw sax parce que yow yaay nouveau porte-parole maire yow tamit am na liggéey bu bari loo xamante ne mu ngi lay xaar mooy lu waral lu niroog di jottale ay kaddu mais aussi vraiment ñu gën laa ràññee ko ci biir ci terrain bi ñëpp xam nañ Alioune Badara ak jéego yi muy dox avant bu muy def lii donc porte-parole boobu lan la def. waaw man de porte-parole bi comme ni ma la ko waxee sànq rek sas la rek ci man wala sas bu ñëw dolleeku ci la ma yenn woon ci ginnaaw ba ma jëlee sama engagement nekk collaborateur maire parce que jàpp naa ni bépp jeune buy travailler avec un homme politique nga nekk à ses côtés ñaara mooy mën a am di jàng ci moom wala mais aussi di ko jàppale ñun nag loolu dañ ci mës a nekk parce que suñu position a été claire
bu ñu ñëwee jàppale maire ñun suñu position mooy lépp loo xamante ne xëy na mu ngi am di sooxe ñun luñ ci mën a andi saafara andi ko lépp loo xamante ne askan bi mu ngi koy jàmbat xëy na moom amul chance tout le temps nekk fu ñuy nekk ci yenn jeetaay yi ñu mën ko jottali ñu ñoon ko di fàttali bu saafara amee aussi ñu mën a bokk ci ñi nga xamante au moins contribuer nañ ngir loolu am lii nag comme ni ma la ko waxee sànq rek défi la sama digganteeg moom ndax xëy na du ma benn ndaw ci ndaw ñi fi nekk te am naa ñoo xamante ne biir na ma ni mën nañ li ëpp li ma mën xëy na confiance la ak choix confiance ak choix boobu nag dinaa def sama kéemtulaay kattan bi bañ ko décevoir mais aussi di ci sóor toujours askan bi ndax li tax mu nekk maire askan bi la kon li tax mu mën ma nommer porte-parole du maire askan bi la moo tax lépp dama koy delloo ci askan boobu ngir fexe jege leen ba fu nit xëy na bëggee information ci li jëm ci lu ñuy doxal te ma mën ci am lu leer ma mën koo àggee lu ma amul lu leer aussi ma mën ko wëri ba am ci lu leer wax ko ndax gëm naa ne aussi ku yor baatu lu toll nu jaraafu réew wala jaraafu dëkk looy wax rek na nga ci am firnde wax ci lu leer mais aussi di bañ a xeebal kenn soxlaam ñu ci wax li nit bëgg rek àggee ñu ko ñu nañ ko fexe avec le cabinet ñu xool nu ñu ko organiser ba maire jot ci bu laajee jeetaay boo xamante dafa bëgg mu toog ak moom ñu xool bu ko jotam maye aussi ñu organiser loolu je crois que loolu mooy li ñuy xaar. très bien donc Alioune Badara am na solo donc muy loo xamante ne aussi dañ la ciy ñaanal donc suñu borom oyofal yéen bi ba lépp luñ ciy séntu aussi ñoo am ko ci muy lu am solo donc vraiment ñu ngi la ci encourager di la féliciter aussi donc ci engagement bi bu ñu jógee ci loolu aussi dañuy dugg tuuti ci réalisation donte ne réalisation yëpp kenn mën na koo citer mais lu ci gën a am solo mooy courant gis nañu fi ngeen ko jëlee ak fu ngeen ko yóbbu tey jii. muy ma doon dégg souvent ngeen di naan seen objectif mooy 100% maanaam tous les villages du Diobass ñu électrifier leen donte ne loolu amagul mais def nañ ci ay jéego yu bëri ba ñu bëri sax dañuy jàpp ne bokk na ci loo xamante ne moom moo gën a tax ñu fal leen donc ci seen 3e mandat bi muy électrification. waaw Ousmane jërëjëf loolu on s'en félicite di ci remercier bu baax maire di ci remercier askan bi di ci remercier aussi le président de la République parce que. yenn saa yi ma dégg yenn kàddu yi damay wax ni amuñu place maanaam ni di wax tel ce n'est pas une compétence effectivement électricité nekkul compétence bu ñu transféré à la mairie mais ñëpp xam nañ ni tey jii boo amee chance am au maire boo siège dans le gouvernement mais comme mu nekk compétence mu transféré ou pas mais xam nga ni kooku yow am nga chance bu keneen amul. waaw di ñu xam ni aussi même bu nekkoon compétence bu ñu transféré. mais am na foo xam ne boo fa mënta àgg mënoo ko def parce que li état di alloué comme budget à une commune mais tey jii boo ci doon def extension ci réseau laa wax électrique mais boo ci defee benn ñetti quartier ñetti am mu jeex kon on se félicite de ce pourcentage élevé très satisfaisant bu ñu am ci électrification parce que aussi Sénégal lañ dëkk man dama koy wax yenn saa yi ma gis ñoo xamante ñu ngi xeeb li am fii mais ñoom ñu ngi ci àll bi ñenn ñi nekk ay jàngalekat ñenn ñi nekk leneen mais tey jii une commune comme la nôtre am 67 villages nga am plus de presque 60 villages électrifiés loolu nekkul lu yomb kon donc ñu ngi ciy gërëm maire waaye nag di ñaan yàlla aussi di ko ñaan liñ xamante ne dese nañ ko ci ay hameaux ay petits villages ñu fexe aussi def ko nu mu gën a gaawee ndax li mu waxoon keroog moom laa lay waxaat yéene bi nekkul ñu dem ba fin mandat bi ñu naan am 100% dañu bëgg fii ak at bi ñu ne wala gan ngaa néew fii ak 2023 ñu mën a àgg ci 100% boobu ndax yaakaar naa ni le plus difficile a été déjà fait kon donc li des moom mën nañ am xel mu rafet ne yàggatul courant bi moom wax dëgg yàlla bu dul ay extension ndax xëy na il faut noter que dëkk yi nu ñu bindoo dafa xaw a jafe pour nga réaliser courant ci benn jamono ndax da nga koy def nii fekk ni dëkk bi di màgg beneen côté da ngay obligé waat ci ñaari at nga ñëwaat problème extension posé wu parfois ngeen am jafe-jafe ci dëkk yi nu ñu bindoo ci alignement wala leneen ñii am ñi ñu jege mais loolu yëpp je crois que nekkul lu jafe li gënoon jafe daal romb nañ ko donc li ñu ñaan mooy ni mu gën a gaawee rek yàlla may ñu mën a saafara ba ñu nekk à 100% ci réseau électrique. voilà ci excitation boobu sax la ñuy des donc souvent day naan excitation moom mooy compétence su mairie mais ci excitation souvent dañuy dégg sax ñuy naan am na ci loo xamante ne mairie moo yëkkati xaalisu boppam donc pour mën ko réaliser. effectivement xam nga extension yenn saa yi coût yi du toll ni andi courant jële ko ci dëkk ba dëkk indi ko mais li ñu mën a wax foofu mooy extension courant bi maire Notto Diobass def na ci effort yu rëy
parce que bëri na yow Ousmane dëkk yi nga gis ni courant bi mu fa ñëwee dafa yemoon ci benn bërëb mais gis nga ni ay at wala xëy na ay weer ci ginnaaw da ngay gis mu law ba fépp loolu nag dañ ci gërëm équipe municipale bi mais gërëm ci maire parce que aussi Ousmane ñun Notto Diobass ñun ñëpp ñoo fi dëkk suñu commune bi xam nañ lu mu am ak lu mu ñàkk suñu commune bi ñëpp xam nañ ni en terme de ressources wala luy dugal koom-koom bariwul wala tey jii tey taxe municipale kenn fayu ko fi kon tey jii li waroon tax maire bi am kattan ba yenn jafe-jafe yi mu mën ci jublu gaaw saafara ko amul wala sax maire bi xëy na yërëm askan bi tax na mu bàyyi loolu foofu nag la question bi kon nan la maire di fexe ba saafara yenn yi nga xamante ne c'est des coûts c'est des millions loolu nag ndimbalam ak yéeneem ak tabeem ci askan bi moo tax parce que am na loo xamante ne yenn saa yi du ci keesu maire lañ koy jëlee mais ci loxo maire lay génn kon ku mel noonu bu ñu ko amee aussi dañ koy ñaanal rek ñu koy remercier ci effort yooyu noonu ndax yenn effort yi nit mën na bañ a sentir importance am ndax jegewu ko wala génnal ci poosam mais yéen ñi ko jege yenn saay dina leen biir na ne diw mii kat dem na ba jeex donte ne sax xëy na voilà mënuñu def lu ëpp lu ñu mën a defal askan bi maanaam on peut pas faire plus pour les populations parce que lu ñu mën a am tey wala maire lu mu am rek askan boobu def ci jouer kon lu mu def askan bi rek askan bee ko moom waaye du tere aussi ñu reconnaître effort yi reconnaître ko moo tax wàllum extension bi bëri na tey jii dëkk yoo xamante ne question bi posé waat na fa boo demee pour Diack posé waat na fa boo demee ba baag ba ma dëkk posé waat na fa parce que dëkk yi mag yi dañuy ni ñuy màggee day gaaw ci ñaari at rek macha allah jeunes yi léegi ak jamono fu mu toll kenn ki ne bëgg nga am sa kër bopp dañuy gaaw a génn ba nga gis ni parfois pour jote ci courant bi day nekk jafe-jafe mais loolu je crois que équipe municipale bi na ci defar étude nga am plan boo xamante ne ren bon ni ñu amoon plan pour électrifier des dëkk am plan pour def extension yi ba képp ku xamante yaa ngi ci dëkk rek foo mën a nekk nga jote ci courant bi normal. donc muy lu am solo xam naa ci courant bi la mais am na yenn réalisation yoo xamante ne peut-être temps bi moo ñu ko doon may mais gis nañu emploi des jeunes dernièrement mu ngi ci doon jéem a kii ak formation boo xamante ni ñu ko doon def ak la coordinatrice Yacine et cetera. côté suuf tamit comme ni ñu koy waxee bari na fu ñu koy coow mais wax dëgg fa yàlla suñu commune aussi bariwul lu ñu ko fiy coow donc même bu amee tamit bariwul lu ñu ko fiy coow comme ni ñu coowee yeneen yi donc muy ay pas yoo xamante ni vraiment donc maire mu ngi koy def ñu ngi ko ci remercier au passage mais au delà de ça aussi am na ci ay mbébét yoo xamante ni ba léegi ñu ngi fi bu ci gën a fës mooy problème mu ndox mi parce que ñëpp dañoo jàpp ne ndox mi fii lay jógee pourquoi ndox mi di fi jógee donc di dem feneen. te aussi waa Diobass mën nañu ci am ci loolu aussi gis nañu ay quelques réalisations xamante ne yéen a ngi koy def à Pout Diack wala à Ngolaar ak yeneen donc yëpp ñu ngi koy gis jéego yi fu ngeen ci toll. waaw Ousmane évoqué nga question bu am solo parce que jamono bi nga xamante ne fi lañ toll tey la question la plus agitée reste la question de l'eau mu nekk lu mën a jaadu nag ndax. fi jamono toll aussi parce que c'est une question qui dépasse même la commune c'est une question mondiale ndax umpulewul li ci ñaar fukki fan ak benn bi ñu nekk kon ba tey ñaar fukki fan ak juróom benn ñu ngi doon amal forum mondial de l'eau fii mu nekk ay waxtaan yoo xamante ne ay différents acteurs ñoo ko séq jóge ci dëkk yi ne kon question bi nekkul question communale c'est une question naturellement globale mondiale xëy na lu ñu ci gën a intéressé nag mooy sunu commune ay la yéwén moo tax li ñuy njëkk a fàttali rek mooy Ousmane jafe-jafe ndox mi souvent c'est des choses yoo xamante ne c'est lié à des changements climatiques c'est lié à des facteurs yoo xamante ne dépendul sax suñu bëgg-bëgg mais li mën a am mooy nañu jàpp ne aussi loolu nekkul compétence bu ñu transféré xëy na bu ma ko waxee ñeneen dinañ naan ñu ngi inaugurer wala ñu ngi réceptionner ay travaux effectivement muy ndox muy courant bi amul lenn lu ci nekk compétence transférée mais ñëpp xam nañ jàmbaarte bi ci maire di def xëy na walum ndox mi nag fan yi moo gën a yëngatu te normal na ndax ndox dafa bokk ci dundu doomu aadama xam nga nit mën na manqué électricité 1 an mais nit mënul manqué ndox 1 an wala boog dina jafe ci moom moo tax ñu ngi mastaw d'abord ñi nga xamante ne tey ñu ngi dund jafe-jafe boobu ñu leen di mastaw waaye nag di wax aussi askan boobu nañ xam ni solution bi ñu am mooy raccorder dëkk yi ci réseau yi fi existé parce que ñaari réseau yu am solo ñu ngi fi muy Notto Ndiosmone ak réseau KMS 3 bi bu mujj ñuy fàttali askan bi nag Notto Ndiosmone boobu contrairement à ce que ñenn ñi ko waxee ne dafay nekk te benn dëkk naanu ci loolu il faut dire que c'est pas la bonne information ñun nag duñu faral di dugg ci
waxu werante bi ak yéen teesante bi parce que du am lu amul solo li am solo mooy tey yéeg li askan wi di dund jege askan boobu waxtaan ak ñoom xamal leen fi ngeen toll xamal leen luy jafe-jafe bi tamit xamal leen fan la solution bi ne ak la ciy cër maire ak lam ciy def loolu dafa mat a leeral ndax tey jii bu ñu jëlee la question de l'eau elle n'est pas une compétence transférée mais tekkiwul ni maire day toog croiser les bras tekkiwul ni aussi maire waru cee def tekkiwul ni maire defu ci ndax tey jii bu ñu jëlee rek Notto Ndiosmone mais village yu bëri lañ ci raccordé parce que day boo demee dans la zone est des villages comme Mbousna de ñoom ci Notto Ndiosmone nañ ko raccordé des villages comme Nafar Ngombel yu mel noonu ci la ñuy naan boo demee tey Mbamara Chérif forage bi foofu lañ ko raccordé tey jii lu yàggul 2017 Taten Séeréer ci lañ ko raccordé ren jii récemment on a raccordé pour Diack yow mii yaa couvrir Ngolaar barki démb ñun ñoo àndoon foofu noonu dégg nga kàddoo yi chef de village kon boo xoolee dëkk yi bëri nga xamante féete nañ ci penku bi ñu ngi am satisfaction ci wàllum ndox mu am nag ay dëkk yoo xamante ne jamono bi ñuy toll ñu ngi ciy dund jafe-jafe Ceewoo mu gën ci fës wala Taten Tukulóor bu mag ndax sànq rek ñu ngi amal émission ak Jabat FM jot nañ ci woote loolu nag pour rassurer les populations maire mu ngi ci ndax li war a tax ñu am satisfaction mooy ni tey jii KMS 3 dëkk yu mu traversé yépp def nañ connexion bi maanaam liggéey bi def nañ ko li des nag dafa des ci loxo yi ñi nga xamante ne ñooy saytu ndox mi ndax ndox mi nekkul lu ñu delloo mairie bi ndox mi du lu ñu dénk Alioune Sarr ci gouvernement kon bu amee jafe-jafe fa mu nekk ñu ngi koy dénk la mën a waxal ñu biral seeni loxo ngir saafara am te loolu nag am nañ ci yaakaar donte ne nag lu mu gën a gaaw ñu jël ndax man mi di wax ak yow concerne na ma man maa ngi dëkk ci dëkk bu tudd Babac te Babac ci KMS 3 boobu jóge Mbomboy war a ñëw Babac ci la ñuy séntu am ndox boo xamante ne mooy régler définitivement le problème liggéey yi noppi na ba lépp àgg mu des ay jéego diggante les différentes sociétés ndax gis nga ndox mi Ousmane xam nga ko sociétés yi ci intervenir tey ñoo bëri li leen lii ak état ci ay contrat xaw a jafe loolu nag sut na mairie waaye nag sutul état te comme am nañ chance am doom boo xamante ne mooy sunu jaraaf mu nekk ci état mu ngi ciy def ay jéego ndax à Diaspalam à Palam à Birbirane ñooñu fu KMS 3 bi jóge la mais ñu ngi naan ci ndox moomu mu des nag lu jógee Kisan jaar Sange dem Dakar Mbay kër Jëmbu Njaay kër Baara Olof dem Mbomboy ba Babac te boo limee Sange aussi il faut comprendre mooy yóbbaale Péléw Jungaan ak Seeseen ndax ñoo bokk réseau boo waxee Mbomboy mooy indi Babac kon mën naa ne tund boobu yëpp tey jii KMS 3 jël na leen en compte Ceewoo nag ñu ngi leen di mastawu chef de village di ko nuyu bu baax ndax jamono yëpp ñu ngi déggante saa su ne boo tey ci suba moo ci mujj ñu ngi dund jafe-jafe boo xamante ne xëy na ci li ko sabab ay différentes questions la parce que ñoom ñu ngi doon jëlee ndox ci Ngolfañ yi forage boobu yàlla dogal ndox mi fu muy jógee ñëw dafa am calcaire boo xamante ne mooy dugg ci tuyau yi fat tuyau yi jamono bi ñu toll ñu ngi nekk ci di dindi calcaire boobu waaye ñu ngi envisager benn solution bu bokk ak solution KMS 3 dinaa ci ñëw beneen solution bu ñu xalaat ne chef de village mu ngi koy sakku pour ñu changer totalement le réseau au lieu que ñuy déboucher tuyau yi te fii ak quelque temps mu amaat calcaire ñu changer réseau bi gas ko mu ñëwaat waaw loolu ñu ngi ci xalaat mais xam nga loolu c'est des coûts comme ni ma la ko waxee nekkul lu ñu dénk mairie nekkul budget bu fi ne dañ koy uti mais la solution définitive la plus souhaitée mooy tey jii KMS 3 te yàlla dogal na études yi def nañ ko chef de village boo demoon tey mën nga dem dina la ci wax ndax man mi bu muy jokk moom moo ma ne ci weeru février waa seen ñëw nañ def études yi te barki démb aussi matul juróomi fan dégg nañ directeur SONES ci contexte forum mondial de l'eau mu ci wax ba tudd suñu mbokku Jobaas tudd village Ceewoo xamal ne yëg nañ loolu waaye société bu ñu denk liggéey bi ñëw na def étude bi kon du yàgg ñu door liggéey bi waaye nag xam nañu Ousmane jafe-jafe ndox lu muy yàgg rek di gën a metti te duñ ko xeebal kenn donte ne benn fan la duñ ko xeebal kenn donte ne ñaari village ñetti village ñu ci gën a souffrir duñ ko xeeb kon ñu ngi ànd di masto askan boobu di wax ne maire aussi il reste solidaire
parce que ci fan yi passé mu ngi yónnee ay citernes ci dëkk yooyu boo gisee fësaluñ ko lu ëpp sax mooy joxuñu dayoo fësal loolu pas pour bañ a admettre qu'il y a un manque d'eau mais dañuy jàpp ni c'est un contrat boo xamante ne moo lié maire ak société bi moo tax ni am na acte social yoo xamante ne yenn saa yi ñu def ko te duñ ci xaar dara ndax question ndox question courant dafa nekk ay bëgg-bëgg yi askan wi di am te buñ ko amee dafa jaar yoon Jobaas aussi buñ ko amee dafa nekk lu yoon kon ñu ngi masto war askan boobu xamal leen ni maire il est à leur côté ñu yëg ko ñu ñëkk ko yëg mu ngi ci ñoom chef de village aussi mu ngi jokkoo ak moom jaarale ko ci ñun ñi ak ñeneen i collaborateurs ñu ko koy àggee kon ñu ngi rassurer askan bi globalement je veux dire dans la commune que toute la partie est si reste du village yoo xamante ne connecté wuñu leen ci Ndiosmone c'est la solution dans le centre allant vers l'ouest mooy dëkk yi ma lim sànq jóge Kisane ba Dakar Mbay Sange ñooñu travaux yu KMS 3 def nañ ko mise en service bi nag mooy tardé ñun nag muy ñun ak muy ñeneen ñëpp ñoo yàkkamti mu ñëw ndax moo ñu soulager et ñu ngi ñaan yàlla aussi mu gaaw a ñëw mais ñu ngi ñaax maire qui est un ministre de la République aussi mu ñaax naataangoom Serigne Mbaye Thiam ak service am yi ñu mën a def le tout pour que KMS 3 bi définitivement mise en service bi am pour que ñu soulager wu parce que aussi vraiment ñàkk ndox ci yenn jafe jamono yi dina xaw a manqué waaw kon nag ñu ngi rassurer askan bi di wax aussi ñi ciy wax ñëpp li ëpp solo mooy nañ ci wax objectivité nañ ci wax ak moyen de passion te yenn discours yi may faral di lire ak yooyu noonu du ma ci dellu ndax du ma leen accorder importance am na yoo xamante ne du mën a jëriñ dara tey aussi yàqalul maire dara par contre am na ay kuréel yoo xamante ne tel que les sentinelles xam naa di nga ma ci poser question ñu ngi saluer les efforts yi ñenn ñi di ci def ci le plan com sur le plan démarche parce que man mi di wax ak yow dama ciy waxtaan ak ñu bëri ki nga xamante moo yor seen communication ji bi fay muy suñu frère ñu bokk même babaak mais kooku tey jii ndox bu muy bëgg moom laa bëgg mënu ko am ma ñàkk mënuma ko ñàkk mu am kon ñun ñoo bokk combat bi te ñun ñu ngi waxtaan ci lu bëri loo xamante ne kenn ci ñun yaa ngi wax morom ma la nga yaakaar ni mooy solution wala la nga yaakaar mooy yoon ba kon ñun amuñu ci jafe-jafe ci loolu waaye par contre y a ces discours yoo xamante ne yow ci réseaux sociaux yi ngay yëngu da nga koy gis amuñu place tudd maire ci loo xamante ne nekkul compétence bu ñu transféré tudd maire ci loo xamante ne yow maire lam ciy def defoo ko ci mais wax ko ci wenn wax yi surtout discours yoo xamante ne yenn termes yooyu xaw a ñaaw amul solo te aussi wàññiwul lu bëri te ñu jàpp ne Ousmane jamono bu ne yàlla dina wàcce jafe-jafe fukki at yi passé wala ñaar fukki at yi passé wala 60 ans derrière Jobaas jafe-jafe courant ay école ñoo fi nekkoon mais Ousmane tey ji macha allah yow mi jànge woo fi CM amaana wala jànge woo fi lycée tey jii suñu rakk yi fii la ñuy jàngee lycée Babac ñu ngi nii sama frère suñu sœurs yi foofu la ñuy jàngee seconde déwén ñu war fa def première Sange ñu ngi fay jàngee 6e ba terminal noto fii te loolu ay jéego la yu autorités yi def CM yi ma naka noonu kon jafe-jafe ndox mi incha allah du yàgg ñu dépassé ko parce que les solutions existent parce que les solutions consistent à raccorder tous les villages situant vers Notto Ndiosmone Palmarin ci réseau boobu yu nekk fii aussi dañu jot a def liggéey bi ñu mën a fexe ba mise en service bi am. donc mooy Alioune Badara donc xam naa ne peut-être temps bi moo ñu ko doon may mais comme incha allah dinañ la mën a may suñu antenne bi saa su ne saa yoo bëggee àddu aussi ci lu mel noonu ñu kii la ci explication parce que souvent aussi li may wax Alioune Badara mooy nit yi dañ dul xam souvent dañ dul xam di wax mais yaakaar naa raccordement yooyu nga wax noonu jëm ba ay Kër Baara loolu def nañ ko yooyu moom weddi gis bokku ci def nañ ko comme ni nga wax nag loolu moo ko téye donc muy ay démarches yoo xamante ni mooy ubbi ndox mi donc wàccee wu aussi gis nga comme ni ko expliqué te monsieur le maire wax na ko fële Ngolaar nee na ñu ngi ci te incha allah donc métti na trop mais am naa yaakaar balaa seen mandat bi di jeex wala fii ak 2 ans donc ñëpp ñu raccordé ba foofu noonu ndax wax dëgg yàlla Ousmane comme ni ma la ko waxee sànq rek bés bu yokk rek ci jafe-jafe ndox benn jour de plus bu ne rek dafa metti te wax dëgg yàlla on compatit avec eux parce que man mi di wax ci yoon boobu lay jaar man chaque vendredi je traverse Thiéwo ñëw Babac chaque lundi damay traverser Babac Thiéwo dem kon man dinaa fa romb yàlla dogal na aussi maa ngi jokkoo ak chef de village bi am naa fay nit ci ma xam kon ñun ñu ngi jot information bi xam nañ jafe-jafe bi mais aussi solution bi maire wax na ko nga dégg te effectivement foofu la nekk kon ñu ngi maskawu coono boobu di jaajëfalaat chef de village ci jéego yu muy def
exclure ñu nag beneen jéego bu nit mën a def parce que képp ku ne rek foo yaakaar ne mën nga fa jëlee solution bu la neexee nga dem fa waaye xam nañ solution bi aussi ça se trouve au niveau de l'État du Sénégal et qui consiste à raccorder Thiéwo sur le réseau sur le réseau KMS 3. loolu mooy li ñuy war a li nga xamante études yi def nañ ko. Ousmane aussi di la wax ni la communication sera de manière continuelle incha allah saa su ne rek ci ay programme mairie ci ay réalisation wala ci yeneen. danañ di ñëw waxtaan ak askan bi parce que aussi dafa am solo li nga wax askan bi dañu war saa su ne di jot information di xam li xew moo ci jamono yu xaw a jafe mooy jamono yu neex dañ xam li xew di yëg di gis di mën a jokkoo ak ñun aussi parce que yenn saay sax ñu war a mën a jaar ci yéen jottali seeni message ñun ñu jot ci loolu mooy la vie loolu aussi Ousmane dinañ ci ubbeeku te wax naa ko ñun amuñu partenaire sur le plan de communication yu jiitu yéen Diobass Info ak Diobass FM wax naa la ko te yaakaar naa ci ay ndaje yu bari yàgg naa la firndeel loolu kon yàlla bu dogalee tey kaddu bii ñu am ko aussi ñun bokk ngeen ci suñuy cible njëkk ñu war a mën a utiliser pour àddoog askanu Diobass ba saa su ne lu ñuy dund ñu bokk ak ñoom di ko waxtaane bu amee saafara ñu bokk ko ndax loolu mooy lu jaadu. merci beaucoup donc mooy Alioune Badara comme ni ñu ko waxee rek. ubbi nañ la suñu antenne tamit en tant que porte-parole du maire comme ni ñu wax yéen a saytu liggéey bi nga xamante ni moom moo doxal commune bi kon donc fi ngeen ci toll aussi population bi war naa xam ne fii ngeen toll mais bu ngeen noppee aussi donc mooy waral ñenn ñi nga xamante ne dañoo mel ni man xamuñu dara donc di wax te souvent seen wax ji sax aussi dañ koy wax ba pare door a xam ni xaw ma woon nii la demee donc comme ni nga expliqué ni peut-être ñu bari xamuñu woon ñu ngi ci démarche donc Thiéwo am ndox te yaakaar naa loolu lu yàggatul incha allah xam naa yàlla dina ci def ndox mu sedd donc ba ndox mi ñëw Thiéwo non aussi toute la commune donc de notre Diobass donc Aline xam naa dañ lay jox dernier mot bi rek. waaw Ousmane jërëjëf ñu ngi ñaan yàlla li nga xamante mooy jafe-jafe ci ndox wala beneen jafe-jafe ndax amaana am na ñoo xamante ne jafe-jafe ndox lañ am mais ci commune bi am nañ beneen jafe-jafe muy li nekk jafe-jafe rek ñu ngi ñaan yàlla def saafara ñaan yàlla aussi kattanal ñu fi nekk ndax boo ko yéenewul mu jaar ci ñu fi nekk aussi dafa mel yéenoo ko Diobass ndax ñoom la waa Diobass tànn ngir mu jaar ci seen loxo kon ay la yéwén da nga koy ñaanal ñoom ñu am kattan ngir mën ko àggee askan bi leneen li mooy ñu ngi rafetlu bu baax liggéeyu Diobass Info di amal yow mi mais aussi di rafetlu bu baax effort yi nga xamante ne maire def na ko ci côté boobu noonu ndax dëkk yi toll ni Pout Diack Taténe Ngolaar yu mel noonu bu ñu amee jafe-jafe ndox ci at yi pass te tey jii ñu weesu ko rek dañ ci santaat yàlla mais aussi ci noonu la ñuy ñaanaat yàlla aussi ñu koy ñaax ci jamono bu ñu toll yi nga xamante ne ñooy ñu koy dund aussi ñu mën ci def kéemtulaay kattan ba fii ak quelque temps ñu mën a jéggi loolu. parce que tey jii wax naa la ko mandat bi mooy mandat boo xamante ne lu posé wu comme problème rek solution daal di am ñu romb fa kon Ousmane du ñu def lu dul remercier ñëpp. remercier la population de Diobass une fois de plus parce que ñooñu jox li nga xamante ne moom la ñu yor tey remercier aussi la jeunesse bi nga xamante ne au sortir des élections ils nous ont beaucoup soutenu di leen di wax aussi nañ leen bàyyi xel ginnaaw tudd nga ko sànq ay programme de formation yu maire jot a commencé nañ fexe ba aussi loolu dans la continuité mu am yeneen i secteurs yi nga xamante ne laalaguñ ko woon ñu mën ko laal ndax profil yi bokkuñu et aussi wax leen rek ce mandat là aussi je crois que une bonne partie des activités ou bien des réalisations seront réservées à la jeunesse ndax loolu la jamono laaj te tey jii aussi ku wax population wax une grande majorité jeune kon ñooñu dañoo am seen wàll ci mbir mi ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla mu yor lépp yàlla may kattan ba lépp li nga xam ne naal nañ ko rek ci Diobass yàlla may gudd fan ak wér ñu mën ko def jaajëfal la Ousmane jaajëfal ñu doon seetaan yëpp. merci beaucoup donc mu nekkoon Alioune Badara Faye donc porte-parole donc du maire Alioune Sarr donc muy koo xamante ne moom lañ doon recevoir tey di indi éclaircissement donc ci yenn points yi nga xamante ne dañ koy dund fii ci commune de Notto Diobass donc moom tamit ñu ngi koy remercier ci disponibilité bi ci éclaircissement bi maanaam donc leeral bi nga xamante ne leeral na ko waa Diobass donc ñu bàyyi ko xel moom tamit vraiment c'est un homme engagé donc ñu leen di jox ndaje donc ba benn numéro ci entretien avec Alioune Badara Faye fii ci Diobass Info TV. Diobass Info TV, nam doxal Diobass.